la nekk. dara booy na. yaa ko fekk ça. mooy suñu lépp nag. waaw lu ñu ko indi moom nii la. مصطفى مصطفى منبع للصفا سيد الأنبياء مشعل في الوفاء كان في عطفه لليتامى دفاع مصطفى مصطفى منبع للصفا سيد الأنبياء مشعل في الوفاء كان في عطفه لليتامى دفاع حن قلبي له فاض شوقا إليه ليس أرجو سوى شربة من يديه الصلاة عليه والسلام عليه للسماء ارتقى فأتى بالنقاء وغدا وجهه نيرا مشرقا كان من عفوه حين حان اللقاء قال فلتذهبوا أنتم الطلقاء مصطفى مصطفى سيد الأنبياء مشعل في الوفاء كان في عطفه لليتامى دفاع حن قلبي له فاض شوقا إليه ليس أرجو سوى شربة من يديه الصلاة عليه والسلام عليه كان في هديه منهجا وسطا. Ma prise de parole par quelques mots en français pour nos frères et sœurs marocains. Je parlerai ensuite en Wolof pour que nous puissions entrer dans le sujet et discuter entre nous. En français, juste quelques mots, chers, pour encore une fois rendre grâce à Dieu. Rendre grâce à Dieu qui a comblé le Maroc et le Sénégal. Voisins, alliés, qui a fait de ces deux peuples une seule et même nation. Unis par les liens spirituels, par les liens d'affection et même par des liens de sang. Parce que comme vous le savez, nous avons des Marocains originaires du Sénégal et nous avons des Sénégalais originaires du Maroc. Je voudrais donc rendre grâce à Allah qui nous a donné cette chance énorme d'avoir entre ces deux pays ce courant de sympathie, cette forte proximité qui continue et qui se consolide chaque jour sous la très haute impulsion de Sa Majesté le roi Mohamed VI, que Dieu l'assiste et le glorifie, et sous l'impulsion des autorités sénégalaises avec à leur tête le président de la République, son Excellence Bassirou Diomaye Diakhar Faye, et tout son gouvernement dirigé par le Premier ministre Ousmane Sonko. Vous l'avez sans doute suivi récemment, nous avons organisé une visite d'amitié et de travail du ministre sénégalais des Affaires étrangères. C'était l'occasion pour nous de revisiter cette relation particulière et de lui donner un nouvel élan. Et donc, pour vous dire encore une fois, nous sommes très reconnaissants de cette relation et nous sommes surtout pleinement engagés à travailler pour la renforcer davantage. Je parle de cette relation en parlant à vous qui êtes de Fès, parce que vous savez ce que Fès signifie dans le cœur des Sénégalais et dans cette relation. Nous sommes, en tant que Sénégalais, tous un peu marocains, mais nous sommes surtout un peu Fès.
Et donc, Machallah. étant de Fès et étant marocain, je voudrais vous dire, comme l'a fait Cher, que nous nous sentons chez nous ici. Et nous nous sentons apaisés et heureux d'être dans la proximité du chef. Je voudrais donc vous remercier pour l'appui, le soutien, la fraternité. Et je voudrais aussi vous féliciter pour tout ce que vous accomplissez dans le sens du renforcement des relations et dans le sens aussi de l'élargissement de ces relations, aussi bien sur le plan spirituel que sur le plan économique. loolu laa bëggoon dooree si njëlbeen si pour waxtaan ak suñu mbokk yi nga xamante ne ñoo nekk ak ñun fii dalal ñu seen réew yaatal ñu fi muy suñu mbokku marocain yi ma leen di sant di leen gërëm madame l'adjointe au maire et ainsi que toute la délégation. Thierno maa ngi lay ziyaare maa ngi lay ziyaare maa ngi lay jox sa wàccuwaay di la wax ne ñëw bi fii sa kër nga ñëw ci anam yu bare bari Fès sa kër la Maroc sa kër la fii ambassade bi sa kër la waaye fii sa kër la ndax sa sœur nga fekk si muy man Thierno kontaan naa lool ci gisewaat bi di ko sante yàlla bu baax a baax di ko rafetlu tamit ndaxte mënoon nga def initiative bu ni toll mëne ko nag de bout en bout def ko te dooñu ci boole ndaxte mën naa ne apporté wuñu la ci lenn yaa ngi koy def di ñu ko partagé loo di ñëw fii ci suñu ambassade bi nga xamante ne ni ma ko waxee mooy daluwaayu Sénégal fii te loolu it day nekk si ñun ngëneel ndaxte yoon yi ngeen jël te muy yoonu diine yoonu l'islam di ko dox ñëw ba fii si biir ambassade bi da ngeen ñuy permettre ñu barkeelu si ñu nit ñu ci bég lool di la ci sant di la ci gërëm di la remercier bu baax nag ci yitte bi li ñu yëg ak li ñu yëgul waaye am na luñ ci jot a gis nag luñ ci jot a nemmeeku ñu ngi koy yëg saay su ne gis nañu cofeel gi gis nañu yërmande bi gis nañu considération bi ñu la koy sante bu baax a baax Thierno di ko sante ñi nga xamante ne ñëpp ñoo bokk ak yow daayira bi ak yokk ak yow kër gi may teg sa loxo nag nuyu ak ziyaar jëmale ko ci délégation bi nga àndal di ko jëmale ci dignitaire ak personnalité éminente yi nga bokkal mission bi monsieur le maire messieurs les élus de Bambilor monsieur le chef de village les représentants des familles religieuses monsieur l'imam ak ñëpp ñi nga xamante ne tey ñoo ngi fi teew ak ñeneen ñi nga xamante ne ñu ngi ci biir délégation bi te jëm Fès ñu ngi leen di nuyu ñoom ñëpp kenn ku ci nekk ci turam ak ci santam di leen dalal bu baax a baax di rafetlu seen teewaay di rafetlu tamit yoon bi nga xamante ne bii moom ngeen yëkkati ñëw fii ci ambassade bi moo fi teewal Sénégal ambassade bi lenn dong moo ko fi teewloo mooy mu jëmmal Sénégal jëmmal ko ci diggante Maroc ak Sénégal lépp luy dox ci diggante bi ambassade bi am na ci cër relation yi nga xamante ne ji moom la ñuy wax muy diggante réew ak réew dama bëggoon toujours bu ñuy wax ci Maroc ñu fàttaliku ne ay relation wu nit ak nit la ba pare ndaxte relation yooyu jiitu na lool ñuy wax Sénégal mu nekk dëkk relation yi bi muy commencé boobu Sénégal nekkagul réew mi mu doon tey ñu amoon ay relation et relation yooyu surtout dans le volet spirituel tout à fait muy ay relation yu yàgg yoo xamante ne yii mi ngi continuer ci seen taxawaay bu ma nee ci seen taxawaay maa ngi wax ci taxawaayu suñu guide religieux yi ñu ngi leen di sant bu baax a baax nit ñu téyelee diggante bi sëñ bi maa ngi teg cant ak ngërëm boobu sa loxo jëmale ko ci guide religieux yi te ñu am fii ñoom ñépp ku leen représenté li ñuy def ci diplomatie religieuse li ñuy def ci maanaam jàppandal suñu liggéey apprécier nañ ko bu baax a baax te su ma koy wax man maa ngi koy waxee ci kàddu suñuy njiitu réew
ndaxte diggante bi nekk na diggante boo xamante ne bii amal nañu solo torop 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 képp ku ci dugal loxoom di ci jàpp amal nañ la cant amal nañ la ngërëm te amal nañ la reconnaissance mooy ñu koy wax di ko seede ci biir mbooloo ba nit ñi xam ko moom lay def nii tey may wax ne diplomatie religieuse bi nga xamante ni bii suñu kilifa yi ak seeni njaboot ñi ngi koy doxal rafetlu nañ ko bu baax a baax et nekk na loo xamante ne bu nekkee diggante bi toll na fii mu toll tey am na rôle bu mag buñ ci joué ma leen di sant bu baax nag di leen gërëm ci sama tur man ci turu suñuy consul généraux yi nekk fii ci Maroc consul bi nekk Casablanca ak consul bi nekk Dakhla ak ñépp ñi nga xamante ne ñi ngi liggéey ci seen wet muy suñuy collaborateur di ko def ci turu communauté sénégalaise bi nga xamante ne ñi ngi Maroc te ma sañ wax ci seen kàddu ñoom ñëpp ñi ngi leen di sant ñi ngi leen di gërëm ndax lan saa yoo leen yëkkatee seen yoon ngeen ñëw fii ci Maroc boo leen ñëwee suñu njëriñ la gis nañ ci suñu bopp ndaxte di ngeen ñu jëmmal fii di ngeen ñu ñaanal te di ngeen ñu dellu Sénégal jotaay yii ñuy sëkk c'est vrai fii dëkk suñu dëkk la waaye ba tey du suñu réew saa yoo leen ñëwee da ngeen ñuy delloo Sénégal te loolu it dañ leen ko war a sante bu baax a baax sëñ bi si kàddu ñooñu ñëpp maa ngi lay sant maa ngi lay gërëm maa ngi lay dénkaat suñu bopp di la dénk nga ñaanal ñu bu baax a baax ñaanal li fi Sénégal yebal pour ñu toogal ko fi ñaanal doomi Sénégal yi yeewoo Maroc ñaanal leen ndaxte ñoom ñooy ñi nga xamante ne bés bu yàlla sàkk ñooy dox ñooy liggéey pour dëgëral diggante bi nga ñaanal ñu ci loolu yàlla yombalal ñu yàlla maanaam ubbil ñu fi xéewal buntu xéewal ba nga xamante ne tànk yi ñu fiy dox dinañ ko doxee ci ni mu gën a rafetee te que waa réew mi tamit dinañ ci gis seen bopp bu loolu weesoo sëñ bi ma lay dénkaat doléance beneen di la dénk sëñ bi ak sëriñ yi nga àndal ak mbooloo bi ngeen ñaanal bu baax réew mi nga xamante ne bii moo ñu yaatal ñu nekk fi te ñuy suñuy mag suñuy frère nekk suñuy wëllëre réew Maroc ngeen ñaanal bu baax buur bi fi yàlla teg di ñaanal njabootam boo leen ñaanalee ba noppi ngeen bàyyi ñu xel ñu nit ndax ñu ngi fii waaye suñu réew ngi Sénégal te yàgg-yàgg dañ fay dellu te yéen ñii tamit Sénégal ngeen jóge xam naa ne li nga wax sànq doo politique dëgg la xam naa ko ci yow waaye dama lay ñaanal nga ñaanal Sénégal jàmm sax fa ndax jàmm ci la lépp xaj nga ñaanal Sénégal koom-koom ak yokkute ba nga xamante ne doomi Sénégal yépp dina yaatu ci ñoom ku ci ne dëkk bi nga nekk nga mën fa am loo suturloo nga ñaanal nag diggante Sénégal ak Maroc ni mu mës a nekkee diggante bu exemplaire boo xamante ne dañ koy rafetlu di ko ndamoo te yàlla continuer teg ci loxoom muy diggante bu ratax muy diggante bu dëgër te muy diggante boo xamante ni bii ñépp dañ ciy jàngee ay dëkk naka la ñu war a jàpponte pour jëm ca kanam muy nekk référence ci Afrique ak ci àddina bi jërëjëf sëñ bi ni nga ko waxee rek duñu guddal waaye kàddu yooyu laa bëggoon a yëkkati xam nga sama estime xam nga sama considération xam nga su ma ko sañee wax sama affection du lépp nag la ñu mën a wax waaye yàlla xam na li ci xol yi sëñ bi maa ngi lay sant bu baax ba fi sant mën a yem ci li nga def lu feeñ ak lu nëbbu te ñu koy gis ñun tamit ci suñu nekkin di la ko sante bu baax a baax di la gërëm jërëjëf كانت تسعده بسمة البسطاء سيد في الكرم قمة في العطاء مصطفى منبع للصفا سيد الأنبياء مشعل في الوفا
fii mooy Mouhamed Ciss ñu ñëw fi pour ziar si ànd ak monsieur le maire. مصطفى منبع للصفا سيد الأنبياء مشعل في الوفاء كان في عطفه لليتامى دفاع حن قلبي له فاض شوقا إليه ليس أرجو سوى شربة من يديه الصلاة عليه والسلام عليه للسماء ارتقى فأتى بالنقاء وغدا وجهه نيرا مشرقا كان من عفوه حين حان اللقاء قال فلتذهبوا أنتم الطلقاء مصطفى سيد الأنبياء مشعل في الوفاء كان في عطفه لليتامى دفاع حن قلبي له فاض شوقا إليه ليس أرجو سوى شربة من يديه الصلاة عليه والسلام عليه كان في هديه منهجا وسطا كانت تسعده بسمة البسطاء سيد في الكرم قمة في العطاء